jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax mi ponk ya ca gën a fës jàngoroy mbas mi nag ña ngay soññe jëmale ci ñi nga xamante ne ni am nañu diabète nag ñu ne ñooñee nañu gaaw a ñàkku ji ndax mbas mi mën naa tax nag ba ñu bari ci ñoom bu leen duggee daal mën nañu yegg ci loolee ñu naan cas grave te yemuñu sax ci loolee mën nañoo dem sax ba ñàkk ci seen bakkan professeur Abdoulaye Leye daa ngeen dégg ay kàddoom ci biir xibaar yi mu nekk endocrinienne nekkit diabétologue lu soxal wàllu ko mbas mi ba tey tamit noonu la ñu ko santaane ci ñi amee rek jàngoro yi sida ndax ñoom it jàpp nañ ni seen soldat yaram daal néew na néew goo xamante ne la gën ca ñoom mooy ñu teel a ñàkk ji docteur Safiatou Thiam mi jiite conseil national de lutte contre le VIH sida di CNLS moom moo ko xamle moom it mi ngi wax ni ñi amee jàngoro yi sida dina yomb ci ñoom lool ñu am forme grave jëm ci mbas mi ñu wax ci leneen muy rek suukar bi nga xamante ne jàpp nañ ni ñenn ci commerçant yi nag tàmbali nañu ko yokk Momar Ndaw mi jiite Ascosen nag ma ngay yëglu ne commerçant yi ñu ngay profité rek di wax ni suukar dafa ñàkk képp koo xamante ne nag yokk nga mu jëm ci way jëfandiku yi nag ñoom lay waxal ku ñu gis ni rek yokk na suukar si nañu dem nag ba fa ñu leen war a boole ñu boolee leen fa marché Sandaga ni ngeen ko gisee nag jamono ji yëpp ci suñuy xibaar ak ni ñu koy tojee ngir tabaxaat ko mu mel na mu meloon bâtiment boobee nag naam sax bu dee defar moo tax nag ñu jug ca mbootaay gi ëmb commerçant yi duppee seen bopp ànd taxawu Sandaga nag ñoom am na lu ñuy daal xer ñaar ci mbir mi ndax njëlbeen dañ leen caa boole woon waaye fi mu nii dafa mel ni dañ leen caa génne ba set wecc ñu ne nag liggéey ba mairie bu Dakar Plateau lañu ko sas fi mu ne nii ñoom xamuñu daal li ñuy nas ak di nocci ca yëf ya délivrance maanaam joxe certificat de résidence nag fii moom mi ngi wéy di doon ay jafe-jafe loolu nag moo waral ñu def taxaw seetlu ci jamono ji nga xamante ne ñi ngi waajal nag wooteek goxaan yi lu soxal certificat de résidence boobee suñuy ndaw yegg nañu ba ca rek kon mairie bu Fass Gueule Tapée ngir xam nag yëf ya naka la tëddee waaye joxe gi daal nee nañ ku ko bëgg a jot ku ne faaw nga jaar ci délégué de quartier am këyit goo fa jëlee waaye nag du këyitu courant waa facture ndox mooy tax nga mën a am certificat de résidence mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ni ñu ko waxee woon ci ndoxteel li nag ñi amee jàngoro yi diabète nag nanu fexe rek ba ñàkku ji ndax mooy li gën ci ñoom lu ko mooy mbas mi nag bu leen duggee mën na leen a yóbbu ci cas grave yi te loolee dafa doon ay jafe-jafe ki ko xam ne nag di professeur Abdoulaye Leye nekk endocrinienne nekkit koo xamante ni nii nag xam-xamam màcc na jëm ci wàllug diabète loolee la xamle moom mi nga xamante ni moom moo jiite chef de service médecine interne bu hôpital bu Pikine ay kàddu yu mu yëkkati tey ji la rek ci bi ñuy xamale tolluwaay mbas mi ci réew mi ñu teewlu ay kàddoom. vaccination bu yàlla defee nga def ko même boo dee diabétique bu la mbas bi duggee yàlla mën na la musal ci forme sévère yi nga xam ne mooy faat te loolu déjà ñu ngi koy gis ñii di ñëw hôpital di hospitalisé ñaare vacciné wuñu ñi nga xam ne vacciné wuñu ba pare ñu ngi leen di gis ci consultation bi dañuy ñëw rek ñu am ay symptômes wala ñu def rajo gis ko ñu ne fan yéede moom amoon naa xawoon naa sonn tuuti mais fekk na mbas bi sax daanaka jàll na mais fekk na vacciné wu nañu loolu la ñuy wax mu dugg la ba génn la te doo ko yëg wér nga ci wa ilaa indi loolu benn complication loolu vaccination bi moo ko mën a maye te leneen furtol ni du ko dindi leneen li mooy fexe ba sa diabète di équilibré mooy suukar si ak nattukaay yi nga xam ne moom la ñuy koy saytoo pour xam ne suukar si normal la ci yaram bi ba du indi benn complication loolu balaa la mbas bi dugg wala bu la duggee ba génn tamit da nga war a taxaw ci continuer say rendez-vous bi da nga war bu fekkee na sa suukar mu ngi yéeg te xamoo lu ko yéegal maanaam mu ngi doon nekk ay 1 gramme léegi boo seetee muy dem 2 grammes wala 3 grammes ci diiru ñetti fan ñeenti une semaine te fekk yaa ngi jël say médicaments toppaloo mango bi yaa ngi respecté régime nekk di def sa sport teewul muy yéeg loolu ça veut dire que am na lu xew ci yaram bi diabétique bu yëpp normalé suukar si dee normal bu suukar si dee yéeg ça veut dire que am na lu xew donc ci loolu li ko mën a yéegal bari na waaye ci jamono yi ñu nekk war nga dem sa consultation pour ñu xool ndax feebaru mbas bi dugg la am lu muy am jeexital ci biir yaram bi fekk na yow amuloo benn symptôme.
professeur Abdoulaye Ly nekk endocrinologue xam-xamam nàcc nag ci lépp lu soxal wàllug diabète it waxoon nañ ko muy ñi amee tamit lii di jàngoroy sida doomu jàngoro ji ñoom it sant nañu leen daal ñu dem ñàkku ji na mu gën a gaawee ndax jàngoro ji di mbas mi ñoom it bu leen duggee dañuy am ay jafe-jafe mën nañu am forme grave te booy xool ñoom it seen soldat yaram dafa néew lool ba tax na nag ki nga xamante ni moom moo jiite conseil national de lutte contre le sida di CNLS docteur Safiatou Thiam moom it tey mi ngi woon ci bëccëgub suba si yëkkati na fa ay kàddu ñu teewlu ko. gëstu yi ñu defagum fi ñu toll mooy ki nga xam ne dafay dund ak doomu jàngoro sida su amee Covid 19 su amee infection ak coronavirus dañuy ragal que ci moom dina gën a metti que ki nga xam ne dara jotu ko donc mu war a gën a fagaru que ñëpp. beneen point bi mooy si ñàkku bi vaccination bi. ñi nga xam ne dañuy dund ak doomu jàngoro sida dañuy leen di wax ni dañu war a ñàkku quel que soit fu seen état clinique toll. li nga xam ne rek moom la ñuy ñaan service yi nga xam ne ñooy ñàkk nit ñi mooy ñu jàppale personnes vivant avec le VIH ba nga xam ne koo xam ne bëggul ñu xam ne dafa am sida ñu respecter confidentialité bi. buñ lay faj sa kër fexeel ba sa docteur bi lay suivre yëg ko te na nga aussi mu wax la. signes yi nga xam ne signe gravité la signes yooyu bu ñëwee da nga war a woote wala da nga war a dem ci centre de santé bi la jege signes yooyu mooy lan mooy nga jékki-jékki gis ni noyyi bi dafa gën a jafe nga jékki-jékki gis ni sa dënn bi dafay metti wala dafa mel na dañ ko poñe nga jékki-jékki mel na gisatoo xamatoo foo nekk mooy signe désorientation yi mu nekk ay signes yoo xam ne en tout cas nga seetlu si sa bopp lenn loo xam ne seetluwuloo ko woon bu boobaa nga jóg nga dem ci centre de santé wala nga woo sa docteur. ñu des ci mbas mi ak tolluwaay bi tey fukki doomu aadama ak juróom-benn ñoo ñàkk seen bakkan ci test ñu def nag mu toll ci ñetti junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn juróomi téeméer yi ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoo am mbas mi ñu gis ni juróom-benn fukk ak ñett cas grave la ñu am nit ñi faj nag jamono ji toll nañu ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn jàpp leen ni kon ñoom ñoo wér may fàttali di gàggantiwaat loolu la juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ñoom ñoo wér ñu jot a ñàkku nag kon million bi teg na juróom-ñeent fukki junni ak benn ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk. abattoir ya nekk ca Njolofeen nag la ab gox la boo xamante ne rek ma nga ca diwaanu Kaolack foofee nag dañu seetlu ni wàlluk ñàkku gi daal askan wi dañu ko joxul gëdd ga war moo waral kilifa ya féetee foofee nag daal di samp rek benn point de vaccination ngir mën a yombalal askan wi wàllub ñàkk bi képp koo xamante ne nii nag soxal na la nga mën faa yegg te doo am ay jafe-jafe ndax nee nañ foofee boo xoolee daanaka ñay ñàkku téeméer boo jël matuñu fukk ca quartier boobee di abattoir Kaolack la ñuy dem fekk ji fa Pape Mbaye Diaw. ñu ngi fii ci abattoir Ndiolofène foofu nag lu toll ci ñaar fukki junni ci ay nit ñoo yeewoo ci quartier boobu waaye fii ñi nga xamante ni danoo ñàkku néew na loolu ba moo waral ñu daal di fay indi benn point de vaccination. sant yàlla bu baax ndax liggéey bi ñuy def fii gën fii abattoir tàmbali nañ ko yàgg na ndax keroog bi cas Covid njëkkee am Sénégal président de la République ji di réew mi di Macky Sall dafa oo ñëpp ñu taxaw muy maire comme président de département pour ñu bokk ci xeex bi pour ñu gën ko génne. def nañ ci activité yu bëri de sensibilisation dans le département mais également def nañu activité de vaccination massive fii ci abattoir nga xam ne quartier traditionnel la lu man ñaar fukki nit ñu ngi fiy yeewoo mu bëri ay mag ñoo xam ne tey du ñu dem day leen xaw a jafe di ci Sentel accompagne ñu ci loolu pour ñu ñëw fii gën ñàkk mag ñooñu ñàkk ñi toll également ci âge vacciné wax nit ñi génn pour ñëw jël vaccin bi ndax ñi bañ a lor kenn. imaamu Ndiolofène bi nga xamante ni nag moo dalal campagne de vaccination bi ci esplanade jumaa ji di xam le rek ne mësul tàyyi ci woo bi mu daan woo askan wi ngir rek ñu dem daal di ñàkku ji. li nga xam ne buñ ko jëfandikoo feebar bi mën na naax saay danañ jël conseil yooyu. digal population bi julli si ñuy takk masque ñuy dandante ñuy ñàkk a joxante loxo ñuy laal zel ba pare nag dem ñàkku ji ba pare imaam dana jël rajo bi sensibiliser koñ bi wax ak ndaw ñi wax ak mag ñi. ci campagne de vaccination boobu lu toll ci téeméer ak juróom fukk ci ay nit daal di nañ fay ñàkku ci région de Kaolack nag téeméer boo jël fukk ya daal di nañuy jël seen dose de vaccin.
lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram ba tey fële moom ca Tivaouane nee nañ du yàgg nag daanu fa daloo rek ab hôpital niveau 3 ministre bi ñu dénk wàllug wér-gi-yaram moom moo ko xamle am na sax loo xamante ne jot nañu ko xaatim déggoogu la gu dox ci diggante jëwriñ ji di Abdoulaye Diouf Sarr ak naataangoom bi ñu dénk wàllug koom bi ak benn partenaire bu leen di jàppale koppare ñu ca fas yéene dugal nag dana toll ci 20 milliards ak juróom tegub xeer bu njëkk bi tamit ñi ngi ko jàpp rek laata gàmmu gi Mamadou Fall Alioune Diagne. hôpital bu niveau 3 la ñuy amal ca département bu Tivaouane lal ko ci superficie bu tolloog juróom benn hectare bërëb ba nag dana amal li nga xam te ni moo di hôpital bu gën a mag bu Kaffrine ak bu Kédougou njëg li ñu xayma ko ci lu war a tolloog 20 milliards. projet bi xam naa ni lu mu néew dina nekk diggante 20 jëm 20 milliards ndaxte amuñu coût exact bi waaye dañu wax ni la ñu def ci Kédougou mu toll ci 20 milliards ak ñaar la ñu def ci Kaffrine mu toll ci 10 milliards ak juróom-benn hôpital Tivaouane bi investissement bi mooy ëpp ndax ni mu tëddee ak ni ñu ko bindee kon ku jël lu toll ci 20 jëm 20 milliards def ko ci benn hôpital bëgg nga hôpital ba nekk lu baax te am na moo tax dañuy sant yàlla bi nga xamee ni jëluñu décision def fa lu ndaw mais dañuy jël décision def fa lu mag a mag ndaxte ci juróom benn hectare lañ koy implanté. liggéey yi daañu ko démarrer nu mu gën a gaawee daanaka teg xeer wu njëkk wi sax jàpp nañ ko laata gàmmu gi. Nous ferons en sorte que les attentes donc du ministère, les attentes du président de la République, les attentes des populations et des autorités locales soient complètement remplies. jëriñ ñu dénk wàllu santé sàkku ci ñu respecté li nga xam te ni moo di délai yi jàpp nañu askan wi dañoo yàkkamti am seen hôpital foofu lay. damay ñaax rek parce que projet boobu li ñu président Macky Sall digal si wàllu réalisation des projets yi xamante ne donc dafa nekk si plan Sénégal émergent li mu ñu dëggal mooy ñuy baral. hôpital bi nekkoon doléance gu yàgg gu autorité religieuse yi amoon jamono ji nag jëmmal nañ ko boobu la infrastructure dana doon laboratoire d'expérience ci professeurs yi étudiants yi nekk foofu lay ca Tivaouane jëwriñ ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ànd ceeg bi ñu dénk wàllu koom beeg plan daal dinañuy xaatim li nga xam te ni moo di convention bi gannaaw wér-gi-yaram ñu wax rek ci wàllug napp gi ak nappkat yi nga xamante ne yu Sénégal ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu métti ndax léegi jafe na lool ñu mën a jotee ci jën ñu ne nag bateau yu mag yi fekk baax ca bitim réew daal lor nañu leen tey jii bu ñu bëggee jot ci jën faaw rek ñu xuus ba 20 kilomètres ci géej gi te du tax nag la ñu bëgg ñu am ko seetlu gi fële ca quai de pêche bu nekk ca Soumbédioune foofii nag muy ñay jaay jën muy ñay waas ku ci nekk yaa ngay wax ay jafe-jafe jën sax faf dafa mujjee yokk dañu ci ànd ak Habib Faye. nappkat yi jamono ji jaaxle lañu def ndax faaw rek ñu dem ca biir géej ngir mën a am lii di jën waaye leen gën a soxal ca biir bokk na ci bateau yu mag ya ñuy jànkoonteel fii ci diwaanu Soumbédioune gis fi jën lu raar la rawatina ci quai de pêche bi lépp a yokk. bateau pêche étrangère yi fi nekk bateau yu mag yi nga xam ne ñoom ñooy mbaal jën yi te du mënuñu ko trier dañuy boole jën yi ñu bëgg ak yu ñu bëggul yëpp mbaal leen bu ñu paree jël li ñu soxla li des ñu sànni waaw léegi nag de cette façon production jën yi dafay wàññeeku parce que yi nga xamul ñoo waroon màgg pour produire ñoom ñëpp dañuy dee. bateau yi ñu ne ñoo leen jaaxal ba jéggi dayoo waral na lu toll ci 100 ci ay kilomètres daañu ko def wuteeg lool ba muy gën di neex fukki kilomètres donc lañ doon def biir géej ngir mën a am napp gu jaar yoon. dootoo gis ci jën boo napp waaw boo waroon yem 15 kilomètres pour napp jën di nga dem 30 kilomètres te doo gis li nga war a napp waaw looloo tax fi mu toll nii moom pêche moom dara doxatul. moo xam jaaykat nga moo xam waaskatu jën nga ñoom gis ne njëg yi sax dafa yokk ci jamonoy nawet gi ñu ne. njëgu waas bi client yi amuñu xaalis jën yi dafa cher bu seeree liñ lay fay moom mooy loolu waaye léeg-léeg nag yàlla tasala ci client bu baax. nga mu nawet bu duggee rek jën du am ñëpp xam nañ lool waaye daal li fi nekk daal nañ ko jënd rek te yóbbul njaboot go. bagage du bëri crevette bi instant yi bëriwul fu mu toll nii asamaan si bu commencé xii nekk mool yi duñ nangoo dem géej instant yi moom jën bëriwul boo gisee tefes bi nga xamante ne jën bëriwul. te xam nga géej bu ajouté rek jën yi dañuy daw parce que xam nga jën yi nu ngi profondeur donc mool yi dañuy dem di ko wut partout dinañ dem ba xóot ba léeg-léeg ñu dem ba ci ginnaaw île bi mais pour ñu am jën moom ça pose problème. napp gi fi mu toll nii la mu yor ci ay xëyuk ndaw toll na ci juróom benn fukki junni xëy yoo xam ne ci wàllum nappkat yi la
nekk fii ci biir réew mi te boo xoolee yeneen ci ay xëy yoo xamante ni itam moo nga koy créer fii ci mim réew bëri na ba jéggi dayoo lu toll ci juróom benn fukki junni doomi aadama yoo xamante ne itam ca la ñuy daane seen doole. Abi Faye mu yaay jafe-jafe ñu am yaakaar nag ne xëy na wàlluk napp gi sax léegi si nag xëy na mënees na cee njoxtu dara ndax coalition bi ëmb acteurs yi yëngu ci wàlluk napp nag jox nañu nguurug Sénégal may ko nag benn bateau bu mag a mag boo xamante ne ba nu ko xaymaa sax ëpp na ay millions di dem ëpp na fukki millions ñu ngi ko dimbalee nag ci wàlluk napp gi ñu ne nag bateau bu mag boobu dana xuus rek ba géej su ko defee napp googu nga xamante ne tegu ñu ko ci yoon nag ñu gën koo mën a xeex Fatou Bintou Konté Jafara Ba ci leeral. permettre jëli gën a dundaat ak tamit xeex li nga xam ne moom la ñuy wax napp gu baaxul gi la coalition des acteurs de la pêche ñoom nag ñi ngi may nguur gi benn épave de bateau boo xam ne njëg gi mi ngi toll ci plus d'une dizaine de millions. bi ministre bi jógee ànd ak ay collaborateurs am di xeex ngir fexe napp gi dellu fa mu newoon Cap Séné du rester sur place il faut que mu accompagner leen def une contribution d'un bateau boo xamante ni ça coûte vraiment des dizaines de millions teg ko ci loxo ministère pour ànd ak ñoom suuf diibal ko ci géej gi. épave bi nag mi ngi toll ci 150 tonnes ñu fas yéene ko yóbbu ci diggu géej ga teg ko fa ngir permettre li nga xam ne moom moo di jën yi ñu mën faa mën a làqatu jur noppalu na mu waree. ndax yéen ñëpp xam ngeen ne jën dafa soxla fu muy juree soxla fu muy noppaloo soxla fu muy dalloo su ko defee te kenn du ko sonal su ko defee mu mun a génn nit ñi mun koo napp. tey yu mel nii suñ ci amee lu bëree bëri am nañ yaakaar ne napp gi dina dellu fa mu nekkoon ndax lu mel nii dina tax du am benn bateau bu osé dem foofu di ko napp du am benn mbaalu ser bu osé dem foofu di ko napp. dañu seetlu ni ak rareté produits halieutiques yi lee bateau bi nga xam ni nappkat yi ñoom ñoo ko may état du Sénégal dina nekk loo xam ni ëpp njariñ la. jënd bateau bu mel ni bateau bi jënd ko ay millions la millions yu dul jeex mais tey mënoon na yomb sax bateau bi nga jaay ko li ñu naan ferraille am ci xaalis bu takku il faut ngeen xam loolu bateau bu mel ni tey investissement boobu parce que investissement laa ko jàpp def na ko naam pour jàppale suñu politique waaye def na ko pour jàppale acteurs yi. maître jën yi gën a mën a dundaat te nag gën a bëriwaat ci li nga xam ne moom moo di suñu waax yi lii bateau bi nekk na loo xam ne daal ab opportunité la ngir mën a yokk li nga xam ne moom moo di suñu ressources halieutiques yi. Fatou Bintou Konté ñu lay jaajëfal suukar nag ñi ngi laam-laamee ni dafa ñàkk ci Sénégal loole nag ñu jàpp ni ay wax yi kese la ba tax na ñenn ci commerçant yi sax gis nañu ne ñu ngay profité di yokk nag suukar si Momar Ndao bu Ascosen ma ngay dànkaafu tey xamal way jëfandiku yi nag ne bu ñu may benn yoon commerçant yi ñuy yokk suukar si te képp ku ko def nag nañu la boole Momar Ndao moom mun nañu ko teewlu ay kàddoom tey lañu ko invité woon ci Info Matin. ñun yëg nañ njëg yi nga xam ne mu ngi yokk actuellement lu mel ni suukar bi mais prix bi li mu nekkoon la nekk ba léegi officiellement kenn amul droit yokk njëgu suukar bi li ko waral nag mooy ñi nga xam ne ñooy jënd commerçant yi ni ñuy jëndee suukar bi moo ëpp ni nga xam ne moom la ko CSS di génnee ñun sax bi ñu waxee ak administration jox na instruction CSS ne leen pour ñu yokk nit ñi joxe suukar bi pour que mu mel ni pour que li mu mel ni dafa manqué ni mu jeex mu dakk ndaxte su fekkee ne ni ñu koy joxee moo gën a néew li ñu koy laajee day mel ni dafa manqué te loolu bokk na ci li tax ñenn ñi di jaar ci loolu pour jéem a yokk njëg yi mais njëg yi benn yokkul moo tax ñun ñu ngi au consommateur yi bépp consommateur boo xam ne gis nga foo xam ne ñu ngi fay jaay loo xam ne ëpp na njëg yi vraiment ñu contacter ñu wala ñu contacter service régional du commerce pour que ñoom itam ñu mun a def seen liggéey verbaliser leen jaarale leen ci yoon. marché Sandaga yéen a ngi koy gis jamono yi yëpp nag ci suñuy xibaar ni ngeen ko gisee nii ci nataal yi ñuy daaneel bâtiment ba ngir rek tabaxaat ko mu dellu mel na mu meloon ndax jàpp nañ ni bâtiment cosaan la loolee bu dee lu baax la naam mbootaay gi ëmb nag
waa commerçant yi duppee seen bopp ànd taxawu Sandaga ñoom nee nañ yëgatunu tinatunu ndax Dakar Plateau bi nga xamante ni fi mu ne nii moom moo yore liggéey ba mairie bu Dakar Plateau dafa mel ni dañ leen caa génne ba set wecc te monte booy xool njëlbeen kat waxuñu woon loolu ndax président Macky Sall yi fii da ko jëloon def ko yëfi boppam waaye fi mu ne nii moom seetaan képp la ñu ci am xamuñu dëgg-dëgg sax nee nañ lu nekk ca gannaaw Marcel Farba Maroun Jafara Ba. bâtiment bu marché Sandaga tàmbali neen ko daaneel depuis démb jeudi ci guddi commerçant yi yàgg liggéey ci secteur bi di fàttali ne ñàkk waxtaan moo am ci seen diggante ak waa nguur gi loolu waral xamatuñ fu ñuy teg seen tànk. depuis 2 ans 1 an et demi ñu ngi taxawaalu parce que le 2 août la ñu fi jëlee woon boobu ñu fi jëlee boobu ba léegi tamit ñun li ñu waxoon def nañu ko mais boobu ba léegi ñu ngi xaar état pour mu def réaction la mu waxoon ba léegi respecté ko léegi nag dañuy ñaan cette fois-ci comme maire de Plateau jël na ay engagement ne day defar woo nañu temps yii récemment toog ak ñun def benn séance de travail ba vraiment am nañ ci yaakaar ci li mu wax tey gis nañ ay bulldozer ñëw tàmbali ñu toj na bu mu dekk poudre aux yeux toj bi na doon lu dëgg. daaneel bâtiment bi ngir tabaxaat bu bees bu ko nirool moom la ñu digaale woon ak ñoom bu loolu weesoo projet bi ci boppam mairie Dakar Plateau moom moo koy dawal. yàgg nañu waxtaan yàgg nañu discuter plan consensuel yëpp amoon nañ ko ba d'accord ci ba juboo ci ak ñi ñu ko war a waxtaanal bon bi ñu demee ba sottal ba restituer travaux yi ba toog di xaar parce que chef de l'État bi ñu rencontré au mois de juin 2018 moom moo taxaw yëkkati loxoom ne man maay defaraat marché Sandaga ci sama kopparu bopp te dinaa leen fa defaraatal leen marché bi defalee leen benn centre commercial moderne boo xam ne monte charge sax dina ci am. bu nekk R+4 bu ko defee lii traîné ci mbedd mi yëpp dina leen mën a absorber ñu dugg ci biir ñu tàccu kontaan macha allah mais toog nañ 2 ans mënatuñ ko dégg travaux yi mu promettroon ci 24 mois aussi gisuñu ko yuuxu nañu fu ne dem nañ fu ne mais dara sottiwul. ndax délai reconstruction bi dinañ ko respecté bâtiment bi ndax dina doon lu nirool bi fi amoon bu njëkk ba ñi fi nekkoon ndax ñoom ñoo fi nar a nekkaat ginnaaw yooyu les interrogations association ànd taxawu Sandaga day xaar ay résultats yu concret balaa ñoo rafetal liggéey bi ndaxte kat comme niñ koy fàttali yàgg nañ leen dig te ba léegi gisaguñ dara. ñu koy jaajëfal Marcel Maroun certificat de résidence nag ni ñu ko waxee woon ci ndorteel li fi mu ne nii nag jote ci doon na ay jafe-jafe te ñu ngi waajal nag woteeg goxaan yi mooy seetlu gi suñuy ndaw nag doxantu nañu ba fële ca mairie bu Fass Colobane Gueule Tapée la ñu fa jëlee nag ni xibaar mooy ngir jote ci këyit googu faaw rek nga am certificat de domicile boo xamante ne délégué de quartier moo la koy jox waaye nag du facture courant mbaa bu ndox mooy tax nga mën caa jot Alassane Ba ci leeral. benn parti ñun suñu bopp moo ñu gënal koo gis parce que officier d'état civil boo gis benn tànk mu ngi ci biir benn tànk mu ngi ci biti. ab précision bu mu bëggoon def moom mi nga xamante ni moom mooy joxe lépp luy certificat de résidence waaye nag balaa mu koy joxe faaw nga andi li war a tax mu jox la ko. ñun ci code de la famille rek la ñuy tënku waaw mënoo jalgati waaw parce que ici vous savez que les juges yi dañuy jaar fii. waaw di contrôler registre yeeg seen liggéey yi donc boo indee certificat de domicile nag ñu ne la indi sa carte d'identité soo indee sa carte d'identité ñu gis ne que yaa ngi dëkk Gueule Tapée Fass ko wala Colobane amul problème dañ lay jox su fekkee ne nag yow dëkkuloo fi dañ lay laaj yow looy dayee kii bi carte d'identité résidence bi nga wax ne que lii laa jël ñu ne la yow étudiant nga wala doo étudiant. li ni mel ab enquête bu ndaw la bi nga xam ne dana ko def ngir fexe ba gën a protéger boppam ci lépp li nga xamante ni coow la bañ fa jógee fekk nañu maire bi ci këram moom Ousmane Ndoye dalal xel yi ci lépp li nga xamante ni jëm na ci joxe certificat résidence yi. nañu yar nit ñi ku nekk xam li nga war a def ko di koy def officier d'état civil bi bu fekkee ne yaru na xam ne li mu war a def kenn mënu ko contraindre mu def lu mu warul def. maire bi nga xamee ne moom mooy patron officier bi parce que moom moo jël pouvoir am jox ko officier bi su xamee cëram et fii dafa war a yomb en tout cas moi en ce qui me concerne dans ma commune là vous allez à la mairie vous demandez un certificat on vous donnera votre certificat si vous êtes en règle il y a aucune espèce de problème la signature est entre les mains moi je leur ai donné du ma ko fekkee sax donc moom bu coow doon am it doo ma ci dégg parce que c'est pas mon style et te du ma d'accord ma loolu ñun ñëpp ñoo bokk yem li nga moom boo ñëwee di ko laaj dañ la ko war a jox donc c'est comme ça que je vois les choses maintenant semble-t-il am na ci commune yu am ay coow man xamuma bokkuma yëguma sama bos laa xam mais sama bos moom je vous autorise à y aller boo leen fa fekkee coow ngeen wax ma ko mais coow du fa am. boo indee facture courant kase man du ma la defal certificat de résidence waaw man il faut que nga jox ma domicile. joxe gi ñuy joxe certificat de résidence yi mu ngi wéy di jur coow ci ay localités yu bëri fii nag ci Fass Gueule Tapée Colobane
maire bi ak ki nga xamante ni moom mooy officier état civil bi nee nañu ñu ngi fexe ba def lépp ngir méngoog li nga xam ne moom la yoon wax. Alassane Ba ñu wax ci CAN 2021 bi ak tirage au sort bi nga xamante ne jàpp nañu ko kon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août bi ñu nekk ca Yaoundé confédération africaine bu football di CAF nag tey ci àjjuma ji moom fësal na calendrier bi nga xamante ne jëm na ci jongante ya war a tàmbali juróom-ñeenti fan ci weeru janvier jàpp juróom-benn fan ci weeru février atum 2022 ca Cameroun lay doon match d'ouverture ba nag moom dibeer lay tàmbali. juróom-ñeenti fan ci weeru janvier ci stade Olembe bu Yaoundé ci fàttali juróom ci dëkki taax foofu nag la ñu jàpp ni fa la ñu war fas yéene amalee rek jongante yi muy Douala Yaoundé Bafoussam Garoua ak Lembe mu nekk juróom fukk ak ñaar ci jongante yoo xamante ni nii nag mooy doon jongante yu CAN 2021 mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax sant leen yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti sant nañu leen gërëm leen léegi Naata Mbaye mi ngi waaj ngir jukkil leen xibaar yi ci nasaraan.